mais combat bi Yékini mu mel ni mooy combat bu ñuy naan xalam demoon na bay neex. waaw dafa demoon bay neex bu mu ko dokk waaw. lan moo la yàqal combat boobu est-ce que dafa am benn aspect physique wala tactique wala mystique wala technique wala dernière minute lan moo la yàqal jël victoire bi parce que làmb jooju dafa mel ni sa làmb la woon. waaw xam nga Beuz daanaa la làmb dafa bëri ay roq sama combat gi Yaxya maa ngi koy nuyu de passage moom tamit vraiment muy waaju am ku baax ku am yëg-yëg parce que nag respect la ma jox ak moom laa koy delloo depuis ñu yàlla xamalee ba léegi bokk nañu piscine olympique di entraîner nicement fu ñëwee gaar otom entraîner dem ma gaar suma woto entraîner dem ñu seq jàmm des fois ñu doon bokk sa ay séance bu ma jógee dem génne ma dem comme sama combat ak moom man dama amoon yàq ni dama koy daan yàlla xam na loolu billahi li nga ko gis muy entraîner moo taxoon nga xam ni kii lu muy yëkkati mun nga ko yëkkati wala lan la. waaw presque ñoo bokk lu ñuy liggéey en même temps dama am lu ma xam ci façon bërëm ba pare yàlla dogal suñu combat taxawee comme dafa am fu ñu bokkoon man ak moom am fu ñu bokkoon quoi kooku génn àdduna moom tamit yàlla na ko yàlla xare aljana benn paa alors paa bi séeréer la waalo joola soose. non paa bi pël la. paa bi pëlu fan. bi dëkk njum gent la dëkk mais xam naa ne moom mus fa dem mais man dem naa fa. da ngay ñëw ba Touba nga jël oto. pose mbaari ñoo la yóbbu foofu noonu. moom dafa doon yebal yow nga fay dem. waaw man dem naa fa mais moom bon d'après li ma am ci ay renseignements doomu paa bi moom wax ne moom mus fi ñëw parce que lu tax ma wax loolu dinaa ci ñëw. bi may dem si paa bi daf ma xamal ne ma Yaxya suma doom la suma sët la yow suma doom nga suma sët nga bëgguma ngeen bëre quoi parce que ñaan ñëpp dama leen di ñaanal ma ne ka papa mun ma ne ko làmb day ki ngay choisir di bëreel kooku si promoteur la dépendre quoi bokkuñu écrit bokkuñu ndey bokkuñu bàyyi kon làmb waruñu mën a tax ñu bañ a bëri xëy na nag bu suñu combat taxawee yow yaay def sa choix rek entre man wala moom yàlla mi dara suñu combat taxawee ma am benn écho que ni moom am nag paa bi problème si combat moom Mor Fadam ndem si yàlla ji yàlla na ko yàlla xare àjjana moom tamit alors ma carboté dem fa bi ma fa demee paa bi mi ngi nekkoon mi ngi doon bu mosaan ñëw Dakar mi ngi nekk marché wu bees Géejawaay noonu ma xam ni paa bi nekkatu fa dellu na village ba bu mu delloo village ba ma ànd ak suma xarit ndam si yàlla moom ba yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla bu ko yàlla dara bi ñu fa demee paa bi ni lu ma waxoon démb rek sama waxi démb mooy sama waxi tey duma la ñaanal duma ko ñaanal parce que ngeen ñaan ñëpp samay sët ngeen comme nag mënuma leen tere bëre ndax mooy seen gagne-pain ku nekk na dem wuti fu mu ngemb ni doom ji ni ko déedéet papa ñi ñëw ba fii xam fi nga dëkk xam sa famille da nga leen jaral kon il faut nga ñaanal kii waaw comme nag paa bi dafa bëggoon doom jooju doomam bu jigéen bi lu mu ko wax mu def paa bi ne accu kon bismillah bon ma def fa 2 jours après ma ñibbisi moom mu war ñëw Dakar avant combat bi bu mu ñëwee man ma fay dem su ma mosaan jógee entraînement Géejawaay école ba wala géej damay taal suma oto ma dem foofu si moom yàlla mi dara tëwul un jour benn commerçant buy jaay ay fëgg jaay yore table foofu ma dugg si paa ba génn rek waaye gi daal la may wax di ma ah sëñ bi baal ma de ma taxaw ñu nuyal toon waxtaan mu waa yow da nga war a bëri Yaxya Jóob Yékini de ma ne ko waaw man de dama ko fi gis fii ngay ñëw ci waaw ma ne ah mun ma waaw boo fi ñëwee tey bu subaa mu ñëw fi mbaa moom bu fi ñëwee tey bu subaa yow nga ñëw fi ma ne ah mun ma waaw ma ne ok ma ne ko dinaa si xam dara mais jërëjëf quoi si information bi nga ma jox ñu teg si 2-3 jours ma dem fa waxtaan ak paa bi sangu bay génn ma ne paa bi mun ma ne ko ah yow dégg naa sama waa gi dafiy ñëw de Yaxya mun ma xale gongo kay dafiy ñëw waaw waaye wax na nañ ba sonn waaye nee naa leen duma leen ñaanal dem leen rek dem leen ma ne ko waaw papa loolu moom doy na waar de
te du benn yoon du ñaari yoon mu fi ñëw nga ne doo ko ñaan ma ne ah papa te nga lett mbaa nga firi rek bu fekkee moom li mu jox bopp li ma joxe nga bàyyi ma dem feneen rek bu fekkee li ma jox mu jox nga bàyyi ko mu dem feneen wala nga xool sa xol fu mu tànn rek mu ne déedéet ma loolu moom duma ko def nangam ma ne amul ma ne ok yàlla mi dara tawul boobu suma benn xarit ndeysaan wax na ma ni làmb ji di war demee yëpp si kansalu yàlla ku yàlla may ik moom tamit mun ma waagi de dalay song mais bu la songee da nga koy fàqal day samp bopp bi te musuma wax si àdduna lu ma gisul moom tamit te pourtant c'est un enseignant boobu mi ngi jàngale mi ngi ko affecté woon Taïba Ndiaye benn école foofu mais waa ji yéeme la nag waaw alors mu ni ma combat bi des ay une semaine xam nga 3-4 jours mun ma mbër ma ne ko mun ma combat am na war de ma ne ko déedéet waay mun ma waa am na war kiy war du xale de mag la góoru pulaar gu mag moo lay war waaye nag yàlla baax na yal nañu yàlla won lañu ko contrer mais ah yaakaar bi ma amoon daal ñu ngi commencé yàq quoi. non am na benn copain pël bu ma am ci live bi mu ngi commenté da nga tàmbalay wax ci njëlbeen rek mu ne yàlla bu mu nekk war sinon séeréer bi dina am lu mu wax pël yi waaye nag mais lak man li ma jaaxal feneen laay fëlee parce que ñëpp dégg nañ ni war la moom pël yi moom di yoon war nañu mais li ma jaaxal lak war na de yaa ko wax loolu moo waxuma ko man mais li ma jaaxal yow naka ngay xamee ni paa bi nee na Yékini mu ngi fiy ñëw après lu tax nga continuer di fa dem wala arrêté woon nga di fa dem. non arrêté wu ma xam nga lu tax arrêté wu ma. parce que mag la kilifa la te man nit dama koy jàppe si ay kàddoom ma koy warmal quoi ma koy jàppe si ay kàddoom. parce que fi ñu nekk nit dara warala mën a jaral ngay wax loo gëmul man bokk man sama philosophie man loolu la lu ma la wax sama dund rek dafa fekk ma nar ko def wala ma def ko ba pare. mais des fois sax wa nga dëgg lii day am ci làmb des fois yow nga ànd ak kilifa gi mais njabootu kilifa gi am kuy war ci suuf. effectivement. waaw man am na benn histoire bi ñu ma expliqué boo xamante ne mbër dina fi préparé na fi combat di am paa bu koy ñaanal mais mu am ci njaboot bi ñuy war di ànd ak keneen di ànd ak beneen mbër bi. gis naa ko sax gis naa ko dund moo ko mais gis naa ko dund ki nga xamante ne papam day ñaanal mbër mais moom tamit dafa am sa xam-xamu papam am di fu boppam muy contrecarré papa ji moom tamit ñaanal beneen mbër bi man loolu gis naa ko. nag moo bindoo noonu daal. mais yow sa waa ji war yum la waxoon après am nga ci firnde. effectivement dafa ma wax expliquer ma lépp bani ma góor gi de am na saafara bu mu lay jox bi nga xamante ni estat nga koy utiliser te ñaaroon nga koy employé mais boo ko laalee sa yaram day lakk. waaw parce que paa bi daf ma doon jox benn bantu gattax bi nga xamante ni luñ koy owee laar da nga koy joxañ waa ji ñetti yoon après nga jël ko sa ginnaaw ki koy jël doo ko xool mais ki koy jël du toog en même temps du laal suuf ndax bu toogee bu waa ji daanoo mën na damm et puis bu ma saan soufflé bu arbitre soufflé da ngay signaler nga reculer mu jox la benn bouteille si ginnaaw bouteille boo duggee rek dans un premier boo duggee stade bi da nga koy sotti da ngay sotti sa kaw ba si digg bi nga desal ko nga soogoo tuus soo demee ba war a bëre ba arbitre soufflé nga signaler nga reculer nga jël bouteille bi sa ginnaaw nga sotti sa kaw la si des te effectivement noonu la demee bi ma xoolee paa bi li mu ma jox bantu kirtinding la ma jox. jox la vrai bant bi. non vrai bi waa gi la ko jox gattax lay doon mais man kirtinding la ma jox. te li si gën a yow nga ñëw yow déjà est-ce que sa moral daanul bi nga ñëwee gis Yékini yor sa bant bi nga doon yor. non Beuz barki Nabil Moustapha ça m'a fait ni chaud ni froid parce que man ba léegi rek man sama ngëm-ngëm rek man damay daan waa ji xam nga gëm-gëm dafa force doomu aadama. I don't care man gëw ma ni yàlla dina bind si fanweer ba gëray si fukk ak juróom non yàlla du contradire boppam du weddi boppam man toujours rek gëm naa ne damay daan mais bi ma dugg si stade bi ma sotte ko bouteille saafara bi dafa mel ni acide luñ ma sotti. sama sotti laa lay wax billahi wal kitab comme yow mu tracé sa yaram rek jël vinaigre di sotti wala eau de javel
ma ne sama cousin bi ma lay wax toujours le même gars ki may dawalal parce que sama yu bëri da ko doon yor moom tamit ma ne ko sotti ma ndox sama yaram baa ngi lakk sotti ma ndox après mu jël benn bouteille ndox sotti ma ko alors bi ñu demee ba war a jàkkaarloo ma génne bant bi xool muy kërtindin ma ne amul problème ma dem li ma def waa ji def ma loolu ma signalé arrière waa ji signalé arrière jël bouteille sotti ko ma jël bouteille sotti ko aywa waaw ñu ñëw nekk ci waaw mais teewul mu metti lu gën a kii parce que li ma ko touché li mu jël coup moo tax sax mu xataraay noonu pour jàpp ma et puis lu lay wane c'est un grand technicien bu ma lalee di ma plaqué dama rasu jéggi plaqué bi biitew beneen côté bi mu xam ne déséquilibré naa mu caxabal ma yéeg ma dafa mun bëri waaw extraordinaire parce que bi ma ko fàqatee bi ma songee ma fàqat ko mu direeku dóor ñaari loxo yi c'est pas def na 4 appuis parce que boobu 4 appuis amuloon quoi waaw mu direeku boobu sama recul dafa jeex encore parce que li ma waroon reculer xam nga boo reculer tam da ngay def recul fin boo reculer waatoon beneen 2 pas rek dafay tàllee ko complètement parce que bu kooram mi ngi def si man boobu recul naa ba sama recul yow la wéeru voilà boobu recul naa ba sama recul jeex na mënatuma delluwaat ginnaaw parce que dama reculer ba stoppé dëgg la moom mu foog ne jeex na fekk jeexul mu ñëwaat si la jógee nag yéen ñaar ñaata minute ngeen bëre bon bëri luñ après ay 15 minutes ah combat bi xaw na bu métti waaw xam nga lu tax mu gën a neex parce que dafa fekkoon Balla Gaye 2 war a bëri ak Moustapha Gueye le 10 août 2003 mooy seen combat bu saful géej saful yëpp ñun ñu waroon bëri le 15 août tu comprends dëgg la voilà mooy combat bi làmb jële soox nit ñi xaar yéen ngeen war a neexal làmb voilà ñi naan def fi taxaw doo taxaw fii kii wane ginnaaw ki jàpp tànkay bu ret combat boobu day am si direction ñu war a ñëw nag yeesalaat affaire bi 15 août 2003 ndeysaan mais ci sa Yékini mais am na combat boo xamante ni c'est un combat mémorable sa diggante ak Mame Ndiambane waaw bës nag boo bëggee dëgg-dëgg man dama jaar fu xotteeku de sama combat Mame Ndiambane sama combat ak Yékini sama combat ak Commando sama combat ak Tyson 2 bu doon ñeent combat yooyu rek laa def wala juróom yooyu sax mu doy. sa combat ak Tyson lan Tyson 2. Tyson 2. ñu koy wax Kor Ndiak kooku moo doon Tyson 2 mi ngi fii nii en Amérique mi ngi Ohio. moom moo ñëkk a daan Bombardier. waaw merci beaucoup dafa daan Bombardier saison boobu si laa ko daan te du Bombardier rek door na fi gars yu bëri ñu wéq comme xar Martin la fi door muy wéq comme xar. am naa vidéo bi. dafa soxoroon Martin. gis nga combat sama combat moom mu tax am na sama benn copain bu doon liggéey Méridien Plaisance kooku da doon jël taxi uniquement ñëw ba sama kër. dafa xaw a dër nag ndeysaan quoi il est de Ouakam Abdoulaye Ndaw Gueye bu ñëwee ni ma fils ma ne kaa mun ma ñaar doon moo fi indi nga yëpp ne ñu waaj li lay bañ a gis macha dimbale woon ngir yàlla nga denc sa li loolu rek laa doon wax duggaat taxi bi dem yoonam. waa ji mâchoire lay bañ. waaw gars yi bëri fa la mais waaw mais moom nga bëreeg moom vraiment ak. Pastef daal war ko sa bopp. ma xeex ak moom sax duma ko dumay métti parce que dama naa ñaari bañam si xeex bi et puis bi ma ko yenoo ba koy dóor suuf dafa jiital loxo bi baaraam bi tamit dafa dama en même temps. yaa sadik. waaw. mais sa diggante ak Mame Ndiambane loolu est-ce que du Mame Ndiambane xam nga nag saa yu daanu woon nit ñi xalaat combine ndax nit ñi mënuñu woon xalaat yow ni nga toll nga mën a daan Mame Ndiambane quoi. non Mame Ndiambane nag combine fu benn combat nag la Mame Ndiambane ma xamal dara si lesey man rek maa fi daanoon jamono boobu même combat mag Zallo jël ba taq na suuf. ah waa mais waa Ndiaga Diop tamit moom dafa daan Ndiaga Diop suma juum la. waaw dafa daan Ndiaga Diop waaw Demba Diop la woon maa ngi toog di seetaan.
mais Mame Ndiambane lan moo ko sonal est-ce que du pàdd bi du da nga ko pàddoon. waaw ceeb tamit da ko dóor mu daanu. waaw dafa dóor ceeg mu daanu waaw. stade Jom Iba Mar Diop boobu tamit maa ngi taxaw. waaw xaaral invité d'honneur bi man la sëñ Mour ñaa defoon. mais Mame Ndiambane yow lan moo nekkoon stratégie bi est-ce que forme bi nga amoon ci Mame Ndiambane mus nga ko am ci combat forme bu garaaw nga indi woon làmb jooju. waaw man nag bës boo bëggee dëgg-dëgg. benn combat dong laa mos ñëw stade xam ne man nekkuma. boobu bu combat bi desee 2 jours laa commencé sant loo mooy sama deuxième combat man ak Moustapha Gueye. te nag waaw te ay mbir la woon daal. dinañ ci ñëw mais sa diggante ak Mame Ndiambane. mais sama combat yëpp ma lay wax bu ma ñëwee sumeeku ñëpp dañuy xam ni mbër mi ñëw na. mbër mi entraîné na parce que man da nga doon taxaw soo sottee ndox sama biir mën na bañ a wadda ndax samay abdominaux dama doon liggéey durement dama doon nekk salle musculation di liggéey ba borom salle bi daf naan ma génnal yow de billahi wal kitab même weeru koor jamono boobu du ma ko fàtte boobu Idriss Seck mi ngi woon prison mi ngi woon kaso benn garde corps rapproché sama doomu maam la ñoo bokk suñu njóobeen vie Sandiri Diop xam nga ko am déet ñoo doon garde corps Idriss Seck da nga koy dégg waaw c'est ton 5e dan ceinture noire entraîne doo piscine olympique su ay booru 5 heures jotee ma doom baay man de maa ngi dem dama yóbbul grand bi ndogu quoi xam nga Idriss Seck ñaar yëpp ñu ngi foofu noonu point après mu jël otoom dem yóbbul ko ndogu quoi prison centrale Rebeuss. mais sa diggante ak Mame Ndiambane da nga cee wane sa bopp d'une façon exceptionnelle après nag ma def transition macha allah ñëw ci sa diggante ak Tafa Gueye ngeen am ale. waaw ale bi lan moo waraloon nul bi. ki nga tukk mbapat ba sonn ñëw rek dal ci kawam jàll ale bi muy nul. bës xam nga ni nag sama grand nag ale bi bëriwuloon parce que il m'a fait comprendre que ni dóor mu daanu nga indaale mais doo mu dóor ma daanu doo ma bëree ba egg si fii mosuñu ma dóor ma daanu yow nga may dóor ma daanu. billahi wal barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ma bàyyi ma fenn mi ngi toog di ma ko wax ni ma doo ma daan bu jagee daw si kaw teg si kaw tuuti sax naa mais doo ma daan. jamono jooju amul victoire ci avertissement. ah. amul victoire avertissement mais yéen a tolloo woon avertissement. ah non boobu nag Sénégal nag moom la ñu moom la ñu àndal boobu nag moom la gars yi àndal nag nga nag neexul ba neexul mais quoi qu'on se dise Tafa Gueye faveur bi mu amoon ci làmb benn mbër amu ko. waaw mais ñëpp ko faraloon tamit nag Tafa Gueye. meeru géwul yi. kaawu géwul yi. promoteur yi. ba si amateur yi maanaam lépp lu doon gravité autour de la lutte. Tafa Gueye la faraloon moo doon l'enfant chéri de Dakar quoi. waxal gémi sax police. image yaa ngi fi commentateurs yi non bi c'est tellement loolu dafa reetaan waa RTS commentateurs yi doon toog RTS. waaw Tafa Gueye da doon daan nga gis ñuy tëb di jubilé. mais amoon na ci koo xamante ne il était vraiment professionnel. Omar Dia même le policier sax duñ doon tëb. la image na boo xoolee image am combat ak Mame Ndiambane bu mu koy mboot Demba Diop policier duñ doon yëkk seen carabine yi sax di tëb. maam bu muy lay daan maa ngi gis ci plateau bi peut-être Omar Dia moom ku ne xam na ni Fass la. son frère moom mooy manager sax yenn mbëru écurie Fass yi mais teewul Omar Dia il est très professionnel mais si tu sentais dans la voix l'émotion dans la voix ah Tafa daan na la jël bi rëy na nga gis Pep Jamil. boo xoolee Tafa Gueye li ma def ba daan ma c'est interdit parce que daf ma gorgé am na benn boo xoolee image yi li ma lay wax ne du ay fen de xoolaatal film bu baax nga xool image yi benn arbitre bi dafay daw pour ñëw atte si combat bi benn arbitre bi ni ko taxawal barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mais est-ce que du atte woon parce que dañu jàpp ni première action bi chute la peut-être mooy bu mu lay wéyale noonu. non boobu du chute daf ma étranglé daf ma gorgé yàlla moom ma suturaal ma nangu action bi dem mais sinon sama loos di doon dem. mais comme lu Rock Mbalax defoon bàcc seera après ñu mujjee annulé jël bi. arbitre bi da doon daw pour atte benn arbitre bi ko taxawal
loolu nag aduna dafa ay jàpp. waaw mais balaa sax ñu ñëw ci biir combat bi lu xew ci combat bi mais avant le combat. man li ma jaaxal moom mooy tey jii Lac de Guiers 1 mu ngi bëreeg Tapha Gueye yow Lac ban année nga doon bërewee sa âge licence. man 68. 68 ñu mun ne Tapha Gueye magee na la minimum 5 ans wala 7 ans magee na la ko mais tey mun nañ ni mu mel ni ñaari ancienne gloire ñoo doon bëri ci forme physique bi Tapha Gueye jeexaloon na mais Lac de Guiers tamit physiquement combat boobu c'était pas le Lac de Guiers bu ñu xam. moom laa la wax damay takk samay téere mu rocc ko. lan moo xewoon. moom laa la bës nee naa la àdduna loo gis sax am na lu tax. man damay toog may takk samay téere ñu sumbeeku di wadda man affaire bi daf ma jaaxal ma impressionné mais nag loolu yëpp tamit dafa ànd ak xëy na pexeeg nit parce que àdduna loo fi def rek yow mal xiyaam di nga taxawaat sa kanam borom wax ko wala ni maa def lii wala maa wax li bien vrai que Aziz Ndiaye moo tëggoon lamba ji ku ne xam na ne Aziz Ndiaye Fass la bokk. a fait comprendre que ni amatul ak ñoom relation bay wax ay wax yu yéeme sax yàlla xam na loolu mosuma toog nag si télé wax wala si benn média mais Aziz Ndiaye da doon ñëw sama kër am n'importe quelle heure ah bu ñëwee woo maman ñëw nii xam nga ñu toog débat mu expliqué nekk boobu yëpp sa waay mi ngi si coup bi quoi parce que boobu bëggoon nañu laa lay wax ni coûte que coûte Moustapha Gueye bëri ak Yékini balaa muy raccroché. ah Aziz da la suxlu kon ci événement boobu da la tëgg ba pare suxlu la. bien sûr. ah mais yow xamoon nga diggante Aziz Ndiaye ak Tapha Gueye jamono jooju. déggoo lim la wax bës nee naa la ma nit ku nekk si ay kàddu laa koy jàppee. mais événement boobu noonu Lac yaa ngi nga ne lan nga ma wax sànq ba ne Lamine Samba. Lamine Samba mos na ko wax Aziz Ndiaye. ni que li nga def Lac de Guiers 2 si combat ak Moustapha Gueye bu la ko baalul du baax si yow man maa toog dégg Lamine Samba di ko wax émission kon xam nga ni affaire bi dil bu ñu lan la bu mu. mafia la quoi mafia Aziz Ndiaye bi. effectivement. mais billahi wal kitaab lu ma daan si loxoom la jóge barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu waaye wax si àdduna di nga ko wax yow mal xiyam. combat boobu kon gars yi dañ la suxlu mystiquement. ba lekk yu mu doon indi sax yu mu doon indi sama kër sax si affaire la bokk. non yow kon Aziz. billahi wallahi wa taala billahi ci nag loolu ba pencum yàlla dama ko koy toppale man maa ko wax. déet. parce que dafa am ay kàddu. mais loolu làmb ak loolu ñoo ànd. non parce que dafa am ay kàddu yu mu waxoo woon ak man ay kàddu gor ma xam ni kii li mu wax man si loolu rek lay basé wu. mais boobu mi ba soow ardo bi nekkoon si sponsor bi sax gars yi duñ ko sringale woon ñu sringale woon ñu toog nii rek par hasard rek ma dajji benn pon yi sama kër bi commencé baat loolu yàlla may na ma ko quoi sant naa suñu borom lu bon du dugg sama biir incha allahu rabbi sama kër bi commencé ma ne mama mun maa ma ne ko soow mi ku ko naan di nga am lu naqari soow bi baaxul am na luñ si def billahi wal kitab parce que yonti yàlla Muhammad ak ay yeneen ak yeneen mais nag I don't care xam nga adduna moom. loolu kon moo tax sànq ci biir nga ne ma combat beeg Tapha Gueye dafa am ay mbir yu ci laxasu ci biir. yu bëri sax yu bëri ba camion suuf bu ñu sotti woon biir stade Demba Diop waa ju duggoon bu gasoon pax mi nekk si biir suuf si sax loolu si la bokk. mais kon làmb ñàng na saa waay. làmb ñàng na ngay wax ndànk ku yàlla dimbaliwul suturaal lu amuloo ay ñaari waajur doo si def carrière. boo si bëree ba génn sax parti loolu laagawuloo defoo dara santal suñu bopp suñu paa mbëri dematuñu dëkkatuñu leen jàpp si yooyu rek la jóge ba yow lamb dafa garaaw moo tax bu ñu toogee fii des fois nangam di jéem a faire comprendre que ni nit ñi sëriñ bokku si lamb wala mystique amul waxuñu dëgg mbër yu njëkk yaa gu mujjee si am ñoo ci yem nag
ku ne si mosuma si am bis waxoo dëgg jàpp nga nit bu mu leer na li kii nii karkaasam moo ñëw mais amum ñëw nit jàpp nga. kon yow da nga doon des fois nga mos gars yi des fois nga cor leen cor yu baax. ah bañ a cor ku corul yu cor la. léegi waalo yi tàngoon ngeen ci yooyu de ak yéen a ñànk. ah yow est-ce que mus nga cor mbër ba xam ni cor nga ko. man. waaw. wax dëgg neex ban mbër nga mus. amul benn mbër boo am fàttali woo ko. man wax dëgg neex yàlla ku dee yow kenn ak sa ba ku dee yow kenn ak sa bàmmeel en plus non I don't care don't worry baax waaw bàyyi mu sedd luy hésité moom bu ko wax mais Lac dama kontaan parce que dañu revisiter sa carrière te itam yow dem nga ba sax dem nga ba maanaam di bëri ñoo xam ne say rakkaati rakk lañ ba pare yenn yi yàlla may la ci ndam yenn yi doxul nu mu war a doxee. am na sa benn combat boo xam maa ngi koy fàttaliku yoo kaddu gi ndeysaan boobu itam renouveau la ñëwaatoon nga Iba Mar Diop bi ngay takk kaddu gi di ko daan. te kaddu gi suma juumul yaa ko mag quand même. mun na am de parce que xam nga tamit gars yi des fois ay neefer lu ñuy nekk. waaw kaddu gi tamit dafa neex de ak a neex. kooku gën a neex ci monde bi. wala ñu juddoo village duñu am ay expérience. non kaddu gi moo doon ñëw ca làmb ji. gars yi takk gàllaaj moom du takk gàllaaj amoon naa sama benn grand bu mu nekk Seras. grand bi ndeysaan Samba maa ngi koy ziar bu baax a baax Samba mooñ doon jaay ay xar ak yooyu. man Samba cek la doon àndal ci làmb. man daal xaw ma nu ma dem nekk Demba Diop jékki-jékki rek Samba dugg si ci ànd ak kaddu gi. ma ne ko Samba yow kañ nga bokk écurie kaddu mu ne ma dama koo xam ci buntu bi la ma fekk ne ma bu kaddu gi di bëri Boy Naar. loolu kaddu gi ñëw na bu buntu ba dajale ay butéel la yu mel noonu. ma gis Samba ci kii bi ñu mooy booy yi ànd ak moom son blouson ma ne ko Samba yow kañ nga nekk écurie kaddu gi mu ne ma waaye dama koo xam ci mbedd bi lañu buntu ba la ma fekk. loolu affaire am la moom loolu moom affaire am la. mu leen ni kii làmbam li jënti wu ci nit frère wu ci si moo tax muy ñëw di jël butéel yi di xeeñ butéel yi di xasaw mu ne bii di ko sangoo. waaw non xoolal ma wax la benn anecdote. bi Moustapha Gueye di bëri ak Yékini. dama taxaw noonu stade mu ñëw fekk ma taxaw. man ma yow dama nga rek. nga tuumaal garaaw na rek dëmm moom kenn du ko wax mu jeex ko si àdduna sa waay yàq làmb ji ma ne ko yàqal làmb ji xanaa da nga fóon lu bon mun ma kat yàq làmb ji sama combat ak moom leerul daanu ma maa ko daanu nu ñu génnee film bi kañ dugg si làmb ji nga jël Tafa Gueye ma jël ko moom léegi nga xaar ki ma xet loolu non bi sérieux si li muy wax nag ne combat mag Yékini leerul comme combat bi leerul dafa bëgg a yàq combat Yékini Tapha Gueye daan Yékini sàcc ko sa combat ak Moustapha Gueye dafa daw làmb ji waaw dafa daw làmb ji retour bi ñu ñëw Ndakaaru yëpp ànd ak sat la géwél yeeg tëgg kër yeeg ñëpp ànd ak sat la waaw mu daan la xoolal di ma xëcc nag kañ dugg nga jël fayu nga jël Tapha ma jël ko moom ñu leeral affaire yi yow da ngaa bëgg a dem ma ne ko jëppal sa rawul comme naa jëppal lañ fii man dama bëgg a dem. Gaston da leen di rey de boobu Gaston ko tëggoon de. non. lii te nu mu ko waxee noonu lu ko gëmeñ sañ na ko de ñëw na dugg ci géew bi teg nañ dóor ko bañ gaay. billaahi day dugg ci biir. lu mu waay loolu gën a tuuti lu mu ñeme. moom mi ngi doon rek benn waay la buy kii rek quoi moom il s'en fiche quoi. waaw kaddu gi bu muy bëree Gris Bordeaux laa xam loolu Gris Bordeaux ñëw di bàkku kaddu gi ñëw di fecc. li jëntiwul loolu sax. ndeysaan combat bu xam nga fan la ma fekk. moo tax àdduna kóllëre dafa baax trop te. ku dul sàmm kóllëre rek loo nit ku baax. ma fekk Kaolack ma dem di ñaanal jabar. walaay ndeysaan. ngay ñaanal kan jabar. Bombardier. ndeysaan. kon Bombardier am ngeen relation yooyu. waaw bien sûr parce que bi ma nekkee dund freedom day ñëw suma këram ñoo bokkoon benn hôtel bu ñuy nekk di entraîner muy hôtel Palmibus
vraiment ñoo may relation yu baax bu muy takk jabar yónniwul mag yónniwul kenn man la jox lépp boobu mi ngi France ma dem Kaolack ñaanale ko jabar ndeysaan bi ñu ñëwee ba si assemblée de Dakar foofu lañu taxaw di déglu rajo combat bi quoi. ñu ngi ndeysaan dégg dégg affaire laay ndey làmb ju neexoon ndeysaan làmb ju neexoon mais làmb démb non dañ ko war di ko waxtaanee lu bari parce que làmb démb yéen li ngeen def ci làmb warta fay man déjà c'est dommage que yéen seen ay image RTS yor côté du ko exploiter war nañ ko gën a mën a exploiter def benn documentaire spécial Lac de Guerre 1 documentaire spécial Bombardier documentaire spécial Eumeu Sène et cetera ak ñoom Tafa Gueye yu mel noonu ñeen ñi nga xamante ne bëri ngeen avant 2000 dañu war a def ay documentaire yu spécial ci yéen macha allah. Beuz man am na benn saison bi nga xamante ne foog naa 5 combats la bëri xaw ma 6. xool loolu. ci benn saison. sëñ Modou ñaa ko teg bëreeg Picha daan Picha bëreeg Ousmane Diop daan ko bëreeg Boy Yarax daan ko mu tëgg sama combat Tyson 2 ma daan ko si la tëggee sama combat commando yëpp si benn saison la. carrière bu riche mais carrière bi palmarès bi ñaata victoire ñaata défaite. si je me trompe pas daal foog naa 18 daal 18 victoire ak 5 défaite. waaw. match yi nag bari na nag de ndax gars yi nee nañu Lac 2 sax yaa ko xaw a inspiré ci match nul yi wala. non gars yi xamuñu lu ñuy wax man benn match nul laa mos am di moom ak sama combat ak Moustapha Gueye jàmm. sa combat mais lan moo tax ñu naan yaa inspiré Tafa Gueye ci combat yi yàgg yi wala ci yaa inspiré Lac 2 ci combat yi yàgg yi wala ci rasu bi la ñu wax mën rasu bi. waaw peut-être rasu parce que mbër bu mënul rasu moom du mbër moom songala rek wëlbit gàng songala rek nga jaaxal ah non. mais dañu gis ni waalo yi dañu mën a rasu suñu papa Alioune Seye yàlla na ko yàlla yërëm. rasu dafa mënoon rasu yow tamit dafa mel da nga mën rasu. mais rasu mooy bëre Birahim Ndiaye kenn dàqoon rasu si àdduna rasu mooy bëre. mais buñ xanaa duñ la song rek baraake la nga jaaxal. mais am na mbër yu rasu bu bari quoi. moo tax du ñuy daanu rek mbër moom bu mënul rasu rek day daanu moom.